Sophia la ñu àndal man teel naa tey sama kuddu parce que tey mousse au chocolat blanc la ñuy toggal la ñuy defaral. waaw gis nga de Pape Cheikh comme niñ ko annoncé sànq rek. ñu commencé par waaw gis nga maa ngi xaar moom. donc comme niñ ko annoncé Pape Cheikh pour defar sunu mousse au chocolat mu nekk benn dessert boo xam ne c'est à base de chocolat. tey ñu jël chocolat blanc. jël crème liquide président moom lañ koy defaree. am nañ fi blanc de du ñu utiliser jaune yi blanc yi kese la ñu soxla. ana jaune yi. jaune yaa ngi nii xanaa après ñu nen ñu moo omletal la ko tegee ko noonu su ma paree defale ci crème bi rek ba bati ko voilà donc sunu crème bi moom la ñu teg nii ci casserole bi muy bax léegi dañuy jël sunu farine de maïs bi ñu am fi fécule de maïs du moins donc jël lu toll ci benn kuddu bu mag donc def ko ci crème bi donc dañuy def directement yëngal ak sunu fouet pour mu bañ a am ay donju donc sunu chocolat blanc bi ñu am fii Pape Cheikh lu toll ci 200 grammes la ñu jël. chocolat bi da nga ko seeyal. waaw dañ ko seeyal ci micro-ondes bi. donc moo tax mu jox ñu texture bii ñu am. donc très facile chocolat bi la ñu seeyal donc tàngal sunu crème fraîche liquide def ci benn kuddu maïzena maanaam fécule de maïs. monter sunu ay blanc. donc dañuy jël crème bi def ko ci biir chocolat bi chocolat blanc bi. bu ko defee day gën a yolom. waaw day gën a yolom au lieu de meew tey dañu jël crème liquide président bi defaree ko sunu mousse donc bari na variété mousse yu am nag chocolat au lait mën nga jël chocolat noir ñun tey dañu tàmm chocolat blanc pour changer tuuti ci goût mousse bi ñuy faral di gis mousse au chocolat yi ñuy faral di gis donc varier saveur yi def ci crème def ci monter ko ak blanc pour mu jox ñu aspect mousse bi ñuy wut donc dañuy yëngal ba donj yëpp seey ma jël fouet bi ma pare yeggali ak lii bi comme niñ koy defee chaque jour bu tayee ñu sucré bu subaa ñu salé donc tey dañuy tëjee ak goût sucré donc suñu amee masse bu mel ni pourtant lii nii mën na ànd ak mburu de. waaw am na ku teg mburoom di xaar. amu leen mburu du ngeen ma may mburu foofu ci ginnaaw. El Hadj sama mburu. non man dama waaw. waaw 3 kilos. Pape Cheikh a ko moom loolu moom c'était préparé. Pape Cheikh a ko moom maa woo ko fi indi. Henriette maman Henriette moo koy Alfi ko fi indi maanaam affaire bi daal jaaxal na ma. Alfi la de. mais y a 3 mises pain ña nga foofu. y a des suspects. ah doy na waar am na ay suspects ah. nee nga ne la dëggal ëpp yi ne la ko tegal ak. dama ko tegee ne la. donc da nga koy xóoyal. donc dañ koy yëngal Pape. ok donc suñu paree ñu jël sunu blanc yi nga xam ne moom la ñu doon monter. waaw. def ko ci maanaam dañ ko ciy def de telle sorte que duñu toj blanc yi. maanaam dañ koy incorporer def ko ci ndànk. ak mën a fëgg yow. dina ko fëggkat bi del fëgg rek. donc jël mousse bi di ko ci def ndànk-ndànk Pape Cheikh parce que c'est un peu délicat su mousse bi tasee rek maanaam dootul nekkati mousse au chocolat day nekk crème. ah d'accord donc il faut nga defar ba pare sotti ko ci warta tas. waaw warul tas maanaam waruñu ko jël yëngal ko comme ni ma doon yëngalee bu ko fi def tey comme ni ma doon yëngalee sànq lii bi donc bii moom dañ koy yëngal délicatement. maanaam def ko ci ba masse bi aéré. suñu paree ñu def ko ci frigo bi maanaam ci partie bi congelé. nga pare ci sama coupelle yi laa koy def ko ci frigo bi le temps que ngay yeggali rek. ma ñëw kon kenn du ko dugal four. kenn du ko frigo lañ koy dugal mu nekk mousse au chocolat blanc. jeex na kon ci kanam ñu ñëw ci. alors sànq maa ngi leen di wax ni tey la ñuy xeex xarafal gi ñuy xarafal jigéen ñi on va en parler dans quelques minutes mais en attendant di leen fàttali ne ñu ngi àndandoo ak Post One alors Post One nag mu ngi leen di ñaanal week-end bu neex ndax nag mu ngi fii te lépp lu jëm ci wàllu yónnee wala jot xaalis moo ca gën a gaaw boo dee yónnee 200 doog ngay fay maanaam ñeent fukk kon am leen habitude di yónnee xaalis di ko jaarale Post One fépp foo xamee ni dañu fay yónnee xaalis bu ngeen fa demee fekk fa Post One naam mu ngi ci bureau de poste yi te bureau de poste yenn saa yi mu teel a tëj léegi am ngeen possibilité fépp foo xam ne dañ fay yónnee xaalis bu ngeen fa demee rek na ngeen laajte Post One alors Post One nag mi ñu àndal mu ngi leen di ñaanal ajuma bu neex ñaanal leen itam week-end bu neex alors ñi ngi wax léegi man te ma bàyyi sa kuddu waaw
tudd googu laa xamul lu ma koy doyee ci taabal ji oustaz léegi nii maa ngi koy wax ni bis bi tey mooy bis bi ñu jagleel xeex gi ñuy xeex xarafal gi ñuy xarafal jigéen ñi d'abord xaraf googu noonu lan la ci diine wax yoon la wala du yoon. loolu du moom du diine du lislaam. maanaam day aada la. aada la joo xam ni ñaka daan def. waaw tiitoon góor yi saay yee tax ñi ka daan def seen i doom. def seen i doom ndax xam naa tiitaange. am na ci ñoo xam ne sax am na lu ñuy dagg ca ñoom pour ñu bañ a yëg bànneex. loolu nag du lu yàlla wax. du lu yonent bi digle. kon daal du diine daal santaane wu ko benn yoon. man ci li ma jàng bokk. xëy na am na ñeneen ñu gis ci wàllu waaye man li ma jàng ci lislaam moom. gisuma ko ci. li mu indi ci ay ñaawteef nag bëri na. te ba léegi mu ngi am ci dëkk bi donte yàgg nañu koo xeex moo tax dañuy jokkoo ak kii jiite sage-femme yi nekk Sénégal di Tata Mariem moom Sénégal yëpp xam ko muy Adja Mariem Fall Tata Mariem ñu ngi lay nuyu allo. maa ngi leen di nuyu allo oui. waa kay Tata mbaa jàmm nga fanaane. jàmm rek ñu di lay Pape Cheikh Diallo. yaa ngi équipe yëpp maa ngi leen di nuyu. jërëjëf ñu ngi lay fay Fall ñu ngi lay fay. jërëjëf Diallo ñu ngi lay fay tey bis bi ñu ngi ko jagleel xeex gi ñuy xeex xarafal gi ñuy xarafal jigéen ñi ñu gis ni yéen ñi nga xamee ni yéen a bokk ci sage-femme yi nekk Sénégal yàgg ngeen koo xeex et pourtant mu ngi am ba léegi ci yenn dëkk yi. dëgg la kañ Pape su fekkente ni tey ñu ngi célébrer li nga xam ni moom mooy abandon wu jongal bi ñuy jongal jigéen ñi. ñun sage-femme yi dañ ci am cër. lu tax nag ñu am ci cër maanaam ay at a ngi nii ñu ciy xeex. gis nañ ni nag suñu jëlee fa ñu jóge woon 2% dong moo ci wàññeeku. ba tax na ren communauté internationale ne sage-femme yi ak fajkat yi nañ ci dugg sóobu ci. parce que ñoom ñoo gën a jege population bi pour mën a waxtaan ak population bi pour ñu mën koo bàyyi. d'accord ndax dafa nekk loo xam ni comme ni ko oustaz waxe léegi. aada la. te du thérapeutique maanaam du luy faj. au contraire dafay indi ay loraange. te ñëpp xam nañ ni loraange yi am na à court terme maanaam ci saasi. am na à moyen terme. mais aussi am na ci long terme. xaraf googu lu mu mën a yàq ci jigéen. waaw bi ci jëkk mooy cër bi ñuy dagg. cër boobu dafa nekk cër boo xam ni dafa nekk cër bu am solo ci li nga xam ni moom mooy affaire sëy. ak affaire njur te cër boobu am na ñoo xam ne dañuy dagg tuuti am na ñoo xam ne dañuy dagg lépp am na ñoo xam ne sax dañuy dem ba si tuñu suufu jigéen dañ koy daggaale. la ilaha illallah. loolu nag comme ni ko oustaz waxee dañ ko daan def rek pour que jigéen ji bañ a joxe boppam. waaye nag gis nañ ni sax ñu ngi koy def teewul xale yi ba tey ñu ngi ëmb. ndax boo demee ba Kolda xam ngeen ni ëmbu xale yu ndaw yi bare na fa te foofu la ëppee. donc loolu li muy jur ci biir immédiatement maanaam gis nañ ni ay jigéen yoo xam ne ay xale yu tuuti yoo xam ne dañ leen jongal dañuy nàcc ba perte seen bakkan. la ilaha illallah. beneen bi ci des mooy. li ñu koy defee setul set goo xam ni war na indi loo xam ni dafa mucc ayib ba tax na dañuy faral di am lu ñu tuddee infection. wallaay. infection boobu nag mën na leen topp ba gaar leen ci li nga xam ni moom mooy am doom. la ilaha illallah. bu ñu demee ba nga xam ni nag sëy jot na. dañu gis ni dafa fi am ñoo xam ne dañ leen di taf. taf boobu dañ leen di delloowaat ca ka leen jongaloon pour mu teppax ci ko. su ko defee nag si guddi gi mu sëy ak borom këram loolu traumatisme la. lay indi te am na ci ñoo xam ne sax duñu ci yëg dara. duñ ci yëg dara. maanaam bés bu ñu lay jébbale. maanaam duñ ci am sax bànneex. duñu am bànneex mais bés ba ñu lay jébbale da ngay am traumatisme parce que layset ba fa mu jaaroon pour dindi loolu. layset ba daf fay jaaraat pour indi ubbi boo xam ni sa borom kër dina mën a sëy ak yow. nañ ci Yàlla musal. mu nekk traumatisme boo xam ni ndaw si mën na ko vivre ba nga xam ni saa su gisee góor dafay tiit. ndeysaan. rax si dolli itam cër boobu dama li na dafay jouer benn rôle bu am solo ci li nga xam ni moom mooy sëy ci bànneexu sëy. donc su fekkente ni dindi nañ ko. à moins que jigéen di nekk une femme boo xam ni elle est vaginale. lu ci ëpp duñ faral di am ay bànneex. d'accord. mu teg si itam ni saa su ñoo wasin. cër boobu ñuy génne dafa nekk cër boo xam ne dafa élastique. su bopp doom ji dee génn. dafay ubbeeku pour may bopp doom ji mu génn.
suñ ko daggee foofu day nekk góom bu wér cicatrisé. nekk kéloïde su ko defee ci kaw mën na xotteeku ci suuf itam xotteeku. ay jigéen sonn na nag. waaw ci fànn boobu moom jigéen sonn na lool. wallaahi et pourtant yàgg nañ ko xeex fii Sénégal mais à chaque fois boo gëstoo dañu lay wax ni mu ngi am ba tey am na histoire benn femme bu ñu nettali barki Dembo Ndiaye France la nekk làkkat la waaye ay waajuram dañu ko nax mu doon xale bu ndaw ñu indi ko ba seen village fii Sénégal. 2015 bii la de. ñu xarafal ko delloowaat ko France. loolu dafa nekk loo xam ni dëgg la parce que bi ñu defee xayma yi dañ ni 3 millions de filles sont excisées par an. 3 millions de filles sont excisées par an. te ñu ne la plupart ñu ngi am entre 0 jour ak 15 ans. on a même rencontré une femme boo xamante ni nee na dafa dem ba France porter plainte ay waajuram parce que àdduna du yàgg ba mu baal leen loolu. dëgg la parce que bu ñu demee àdduna di dox. je pense que ni nit ñi war nañu itam soppi doxalin. voilà ndax bu fekkente ni da nga amoon paradigme boo xam ne da nga gëmoon gëm ni lii la te loolu changé. je pense que ni nit ñi itam war nañu changé. d'accord loolu moo tax tey sage-femme yi dégg naa di ngeen amal ab marche. manifester la boo xamee ni da ngeen bëgg a xeex loolu. ñu ngi koy nu muy demee programme bi. waaw programme bi mag mooy ministère de la famille ak ministère de la santé ñoo lëkkaloo avec UNFPA pour mener activité yooyu. donc fi mu nekk nii dañuy dem ni Jidda Caaroy kaw. pour def fa benn marche parce que nag quartier boobu dañoo signalé ni dafa am ñoo xam ni dañ fay def loolu. waaw ci biir Ndakaaru Njaay gii. xam nga c'est impensable. wallaay impensable. waaw c'est impensable. en fait ñoom bu ñu koy def dañuy làqatu. dañuy làqatu. kon foofu jar naa marché de mbay. jar na marché kañ. waaw jar na marché kay. moo tax ñu bëgg faa dem marche pour abandon bi mais aussi bu ngoon jotee dañuy def lu ñu tuddee dialogue communautaire. bu ngeen fa marché nag ku ngeen gis mu làqatu leen rek jàpp leen ko ba xam laaj ko ndax du moom mooy xarafe. daañu ko jàpp ba pare daañu seet sax jigéen ñi nga xam ni elles sont victimes de ça. ñun luñ ci xalaat pour ñoom ñu mën nu jàppale ci xeex bi. important. voilà après nag ñun daañu def benn déclaration pour accompagner ñi nga xam ni ñoom ñooy xeex li nga xam ni moom mooy mutilation génitale. jërëjëf Tata Marième Fall yow yaa jiite kuréelu sage-femme yi nekk Sénégal nga nuyul ñu suñu yaay yeeg suñu jigéen yooyu doon ay sage-femme nekk ci maternité yeeg hôpitaux yi ba noppi itam bokk ci seen kuréel gi Tata Marième. jërëjëf Diallo ñu yendoog jàmm. may nuyu oustaz di ko ziar. jërëjëf Fall merci beaucoup. jërëjëf Fall moom tamit ku ñu ràññee la ci lépp lu jëm ci wàllu santé de reproduction ñun dañoo yaru ak moom mu yàgg ñoo sensibiliser ñu ràññee ko bu baax ci média yi moom non seulement sage-femme la waaye dafay dem bu baax ci média yi di sensibiliser nit ñi maanaam xam-xamam denc ko rek pour moom wala pour njabootam wala pour waa koñam wala pour waa hôpitalam daf koy tasaare saa su ne moo tax on s'est dit dañu koy woo ci bis bi nga xamante ni moom la ñuy xeex xarafal gi ñuy xarafal jigéen ñi am na benn woy bu ma dégg ñu def ko ci ki ko def mu ngi tudd Wos Kali est-ce que mën nañu ko déglu en même temps permettre oustaz Pape Hann El Hadj Man Mbaye Garmi wax ci tuuti rek ndax oustaz wax na ko léegi diine mayewu ko aadala boo xamee ni dañu ko doon def quand même pour protéger jigéen ñi mais jamono soppeeku na te li mu indi ci ay gàllankoor dafa bëri El Hadj. nga Pape Cheikh bu fekkee ne da ngay def dara te di ko nëbb loolu mooy indi infection. dëgg xam nga taf. loo xam ne da nga ko taf des années. boo koy jébbal jëkkëram lañ seet nga koy daggee soo paree jëbb mais loolu dëgg mais ñii wallaay xamuñu sax lii doy na waar de. te ba léegi mi ngi xew dafa mel ne njamal tuñ léeg-léeg gis benn pël bu ndaw ñu defal ko njamal tuñ njam ko. am na yoo xam ne ça date de longtemps. yooyu xewatul. am na yoo xam ne daal dañ ko war a bàyyi. wallaahi bàyyi Cheikh daal dëgg-dëgg vraiment te it nag ba pare mu am loo xañ doomu aadama gi. wallaay da ngay dem sax ba li gën a ñàkk. lammi sax mënu caa dem. li gën a ndaw nga xañ sa borom kër sax du la bëgg ndax góor ñu bëgguñu jigéen bu ñu xarafal. xam nga li ñu wax tey dafa am importance trop parce que man Kolda laa nekk. donc Kolda ñun loolu xam nañ ne dafa exister. mais bu ñu waxee loolu vraiment je crois que lu am solo la te man damay ñaanal képp koo xam ne yaa ngi nekk ci média di am looy wax il faut que ñu jàppale si jigéen ñi. non bien sûr parce que man dafa am loo xam ne voilà Pape Cheikh xam nga loo xam ne yow da nga ko gis en fait munoo yéen bu ñu leen koy nettali sax munoo leen ko xam mais man dama ko gis te dama am ci ñoo
ñoo xam ne dañu bokk ci man. yow ba dundoo ko rek mbay. non macha allah alhamdulilah rabbil alamin donc dama am ay ñoo xam ne dañ ma jege trop dañ ko dund Pape Cheikh parce que loolu déjà mooy taf bi ñuy wax. parce que lu tax maju njëkkee di ko doon def dañu doon bañ boo nekkee xale d'abord dañuy xool ci xale yi nga nekk xale bu sob buñ lay jongal dañuy dem taf la parce que dañuy bañ nga d'abord joxe sa ndaw loolu moo taxoon ñu doon taf jigéen ñi mais doon na loo xam ne lu metti la parce que loolu man j'ai une sœur boo xam ne da ko dund actuellement mu ngi may seetaan et vraiment c'était catastrophe bi nga xamante ne ñu ngi koy jox jëkkëram parce que ba léegi ni loolu da ko traumatiser c'est mal il faut que ñu jéem a changer loolu parce que xam naa li mu dund dafa metti dafa doon loo xam ne lu metti la que nañ ko bàyyi parce que loolu man nee naa rey nit la tëral nit def ko loolu après aussi nga delluwaat dina dem benn dootul amati bànneex ñaar aussi buy accoucher dafay sonn même bu gisee sax jëkkëram dafay tiit kon loolu nañ ko bàyyi damay ñaan mbokk yi parce que man même bu ma demee defi ji émission horaire bi su ma paree village yi damay toog waxtaan ak ñoom fekk caméra bi du ko fekkee ma ne leen bàyyi leen di jongal jigéen dafa metti tant que nag amoo ku ko dund wala nga gis ko teg ci sa bët doo ko xam parce que yéen peut-être que da ngeen di nii rek mais tey boo nekkoon ak nit koo xam ne dund na ko ça fait mal mais dama leen di ñaan ngir yàlla ak yeneen bi muy kooku nag Bessél laaj na bandiraɓe làkk ko waaw bandiraɓe sehilaaɓe c'est que du pëli kese ñoo koy def wax ko ci làkk ci ñetti làkk par exemple defal sa message ci ñetti làkk waaw def ko bàyyil jooy yi nag day tax sa appel bi am solo voilà parce que li nga wax dafa am solo loolu s'il te plaît def ko ci ñetti làkk ñooñu genn wàll gi yëpp ku ci nekk am nga làkk booy loolu ñetti làkk waaw da ko def ci ñetti làkk yu bokkul loolu dañ bàyyi noonu rek en tout waaw cas wax ko ci ñetti làkk defal message bi rek mbeɗe ñaago tan bandiraɓe fulɓe onon gandon toon oɗon mbaɗa ɗum sukaɓe rewɓe ko gandon toon moƴƴani so joomu o nan jibina ko wonta ko gandanta tan eno muusi mbiɗa ñaagui moon lillahi wa rasuli saabu Allah e nelaɗo mum goppe ɗum wax ko ci beneen làkk saraxule saraxule par exemple s'il te plaît Pape Cheikh wax ko ci ñetti làkk ñëpp la waaw mënatuma ci continuer wax ko ci séeréer wax ko ci séeréer c'est bon wax ko ci séeréer s'il te plaît production bee ko laaj de wax ko ci séeréer ñu xool Bessél doo wax waaw kon du ñu dem Bakel donc tey mooy journée internationale tolérance zéro jëm ci mutilation génitale féminine ñu ngi ci gërëm bu baax Tata Mariam Fall mi nga xame ni moom moo jiite sage-femme yi nekk Sénégal alors xam naa Bessél xol bee tooy rek waaye muy alpulaar muy saraxule muy séeréer muy ethnie nekk Sénégal yëpp am na ci ñoo xam ni ay conservateur la ñu comprendre nañu seen souci dëgg la waaye bu ñu demee ba ñoom souci boobu tax ñuy def loo xam ni day indi ay gàllankoor ëllëg ci saa si dafay gaañ xale bi ñu war koo mën a bàyyi ndax bu doon luy jëriñ la kilifa diine yi duñ ci jóg wax. waaw bu doon lu am sens la. duñ ci jóg wax ndax nit nga xañ ko li nekk ci moom alxaj Pape loolu dara gënu koo metti waaye comme ni ko Bessél waxee rek ñaan leen rek ndax bu njëkk la woon. muy aada boo xam ni ñu njëkk ñi ñoo ko fa defoon la taxoon ñu def ko ñoom it xëy na seen doo dugg ci seen biir ba xam seen xelu bopp. waaye comme ni Bessél waxee am na ci xale yoo xam ne dañuy jug rek sopp seeni waajur ne gaaw nañ leen gaaw taf gaaw ba duñu joxe seen bopp ndax bu njëkk ndaw dafa nekkoon loo xam ni askan wu ne da karaan tiitaroo waaye xam nga léegi ndaw bareetul léegi waaye itam ñu ngi koy tere xam ne du diine aada la joo xam ni ñu ngi koy tere waaye nag soññu ndaw ñi ñoom itam ñu téye seen bopp waaw soññu ndaw ñi ñu téye seen bopp man nag benn aada rek moo ma neex benn affaire rek moo ma neex Sénégal dama ko gis nag ci laayeen yi takkandoo bi mariage groupé bi man loolu intéressé na ma lool ban date la ah loolu man neex na ma macha allah ñaar ñu bëggante rek dem ñu bind la kese ci liste bi ñaar ñu bëggante rek affaire bi Mamadou Mbaye ban période la passé ngi waaj sax waaye bu bëggoon ma la ko waxee ci mois d'avril parce que bii passé buuba dafay jógee ne ma ngi fay dem laataa ma yegg otoom crevé ma ne ko yeey mbay nga bàyyi ba déwén rek waaye day fekk nga bëggante ndaw da ngeen di bëggante ba pare d'accord loolu du nekk mariage forcé c'est pas forcé wallahi mais nii ñu ngi bindu
ñu ngi bindu nii. dañuy bindu parce que kii selli kii professeur docteur Massamba Gueye non Chérif Ousseynou Laye moo amoon initiative boobu defoon ko donc da ko doon def sax ay mois de décembre dañuy xool ñi nga xamante ne dañu bëggante xam nga nag taalibe après xeebel du am voilà xeebel du am du xooluñu ki am yéen ñaar da ngeen di bëggante ñu yëg ne yéen ñaar bëggante ngeen dem inscrire ñu maye leen xam nga Baye Cheikh bi maam Limaamu Laay dàqee sant ci giir ci loolu ñëpp sant laay la ñu sant laay maxtaar ràññeewuñu jiwul bi ak ñeñu déedéet laay maxtaar ñoom dañuy rek laay maxtaar loolu moo lay wane ni dëgg diina gu wér la te it waaye mais maye goog tamit day nekk seeni ndigalu waajur ndax jigéen ju musul am jëkkër keneen ku la mayee sëy ba daganul sa bàyyi di dund musuñu laa mayee nga nekk xale nga dem keneen mayee la te sa bàyyi di dund sa yow yaa ngi njaaloo sëy ba daganul bëri na ci réew mi de bëri na waaye jigéen nag bu xasee ba am borom kër nag dàqali ko borom këram bu demee ba gisante ak Mamadou Mbaye mën na maa woo Oustaz Pape mën na waaw bëgg na def la bëgganteeg moom maag gar mi dama bëgg ñu xool nuñ ñu mayee même bu ko wuy juróom yégee mën naa papa kat damaa gisante woon ak gar mi may naa ko jégal naa ko sama bokk woo naa imaam mayee nañu kon jigéen bu mës a am jëkkër mën na maye bopp baax na waaye jigéen bu mësul am borom kër sa baay di dund keneen ku la mayee sëy ba daganul loolu leer na Mame Rane Laye ci kanam ñu waxtaan ak yow moo ñu fekk si léegi nii di nga jàkkaarloo ak Oustaz Pape Hann mais dama bëgg rapidement ñu dem Bakel nag dëkk bu bëri histoire la. dëgg la Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek xam nga ñu ngi wax rek ci xarafal léegi nag bi côté góor ñi nag la ñuy demee parce que dafa amoon 90. bu góor ñi moom dagan na mbay Oustaz moom ko xarafal la wax ndax dagan na ci góor ñi. waaw boobu moom boobu dinaa diine wax na ci dara. moom dara newu ci boobu dara newu ci parce que dañuy gis léeg-léeg ci nasaraan yi du ko def ñoom dañ koy bàyyi noonu rek. waaw loolu moom góor bu nu xarafal kooku lislaam la. ndax dafa góor bu xaraful ak góor bu nu xaraf ñoom ñaar duñu nekk benn. waaw duñu nekk benn El Hadj Mamadou Mbaye ci lislaam ku tuub sax boo duggee ci lislaam boo xaraful dañ la war a xarafal. dañ la war a xarafal góor. kon daal dañuy dindi jaaro bi tey xarafal. waaw. c'est important. voilà important. ay ca beseen ñu dem Bakel waaw. kii ndax na mën dem Bakel. doo jëlaat tuuti kii man te dem Bakel actuellement. jëlaat tuuti Pape. xam nga l'islam moom. wala yow alaaj Pape maanaam la yonent bi waxoon. ne li ma gën a neex ci jigéenu Médine mooy amuñu kersa laaj seen wàllu diine. am na ñëpp ñuy taxaw di ñu suivre. jigéen sax li nekk ci moom nekk ci biiram donc la war nga ko laaj l'islam loo ko laaj am na ci solution. c'est important yàlla bàyyiwul dara. actualité nag mooy alquranul karim yàlla wax na ba noppi te yàlla bàyyiwul dara. mais oustaz leen rek moo ma jaaxal ci li nga wax sànq. ne nga ku ci am wayjur muy dund sa baay par exemple boo demee ñu keneen maye la sëy ba daganul mais am na ci wayjur yoo xam ne duñu ànd ci sëy yi am na ci koo xam ne xam naa ko moom dafa dem ci wayjuram bu góor ne ko diw la bëgg wayjur ba bañ muy dàqanteeg wayjur bi papa ji ne ko du ko may kooku. ba defe naa démb wala bërki démb te ñoom ñaar dañu bëggante loolu ba tey nag mayante sëyuñu ba démb mu delluwaat te papa ja ne ko man damaa ñëwaat wax la parce que damaa bëggoon nga may ma diw la ko papa ja wax nag fi mu ne da koo bëgg a xaruloo maanaam parce que papa ji da ko ne kooku tëgg la ñeeño la wala da ko papa ji mujjee xam nga tëgg ak géwél ak géer ak yooyu yëpp aada la rek waaw léegi boo tollee ci situation boobu sa waajur di dund ne ki lay bëgg a takk tëgg la duma la ko may est-ce que am nga possibilité dem ci keneen mu maye la est-ce que islam maanaam def na plan boo amee sa ndijaay am say mag yi waajur da ngay dem ca ñoom nga waxtaan ak ñoom danañ mën a waxtaan ak sa baay ne ko nag ñii boo leen mayewul islam daan la moom defe naa def na loolu yëpp parce que xam naa ko lu ne def na ko est-ce que dem na ci ay ndijaayam dem ci ay magu baayam ak i mbokk ay bàjjanam dem na ci mbokkam yëpp de léegi nag famille bi ñoo war a dajaloo nag woo baayam ne ko ñii boo leen mayewul ñu njaaloo wax ak baayam ne ko boo leen mayewul ñu njaaloo di nga ci am daanu yàlla waaw jigéen bu musul am jëkkër mu alaaj Pape sa waajur rek moo la mën a maye léegi nag plan B bi mooy na woo ay mbokkam ñu toog ak baayam dem ci ñoom ni leen bu ngeen ma ko mayul danaa njaaloo ak moom te daan bi ci sama baay la jëm. parce que li ma comprendre ay bokki baayam ñoom bëgguñu ku dullee seen askan.
maanaam ku leen rax ñoo baay bi ñoo bokk idée. xam nga nag loolu da ci am Sénégal moom da ci am aada joo xam ne nag fii aada ja loo xam ni aada daal xam nga aada nag aada bu aada àndul ak lislaam. te ki ñu naan ñeeño la kat ku baax la de. waaw man xam naa ko daf may teral sama géer la de. waaw. Njàmbeeg Mar Xaasim ak Seyni ba fara ci gi ca waay ñaar yow kay da ngay jàppale sa géer gi El Hadj Ba kaay nag ku baax ku baax dawul mbaar de ay diplôme la ko tontoo de. intellectuel de haut niveau. ñeeño bu géer gënul la ah oui kooku xam naa ko bu baax. géer gënu ko de. man nag Pape. géer gënu ko de Mbaye. man nag Pape. waaw. man boo ma sopp ma la. waaw. boo tabbee sa askan. ne bëggoo suma askan. waaye mbëggeel dafa fort nag. dafa fort non ay nu mun a bay problème bi affaire inscrire déedéet te ndaw si da ko bëgg lool. waaw léegi duñu dem ci carnet de voyage. waaw mooy dëgg nag de kon Mbaye. léegi mën nga def. ndaw si daal li ma koy digal mooy na dem ci ay mbokkam dem ci imam dem ci kilifa koñ bi ñu def délégation waxtaan ak baayam dina nam kon baax na waaw. kon Pape Cheikh comme ni ma la ko waxee rek. dañuy dem waaw waaye te demal Bakel demal sa yónnent mat na sëkk de. Baye Cheikh. may ma boobu mun nga ma may ma dem. jërëjëf. vas-y. kon nag Pape Cheikh dañuy dem nee naa leen 100 personnes la ñu jëloon ay xale yu góor yóbboon leen ca àll ba mu nekk nag cosaan ak aada nar leen woon a rek xarafal léegi nag mu am 99 personnes yi nga xamante ne ñoom dañu jékki-jékki daal di faatu nettali nag mu neexee ci làmmiñu boromam historique la dañuy daal di dem rek seetaan suñu élément dellu si waat daal di leen expliquer lépp lu mu demee. un endroit mythique. tam bu ko yaayam gisee mu tiit mu ne doom loo fi wut looy wut ci biir kër yi mu ne yaay lu ma dal mënuma la ko wax mu ne di nga wax de mu ne am na li ma lay dénk lu ma lay ñaan mooy ñooñu lu ñu def montagne bale ngay gis beene foofu la ñuy wax montagne sacrée foofu lañ doon yóbbu xale yu góor yi ensuite foofu lañ leen doon xarafal téeméer lañ woon téeméer yooyu nag dañ leen xarafaloon ensuite ñu nekkoon ak seen baawo mooy c'est le chef spirituel moo leen di aar ci bët yu bon yi ak gémmiñ yu baaxul aussi donc ñu doon promenade un jour ñëw fii ci xeer yi fale foofu la Dakar bi nekkoon mu amoon ay doom yu rëy yu ngande alors léegi nag xale yi ñu gis ko rek bëgg ko alors ainsi ñu commencé di daw di dem di ko jël di ko mëcc tam buñ ko màccee nag wàcc 99 ñoom ñoo ko mëcc ensuite ñu dee. waaw fii lañ leen denc côté yi ci xeer yi ba côté bale amoon dans les temps ci montagne bu ma wone fale la montagne sacrée daawoon nañ def ay journée culturelle parce que journée culturelle Bakel la commencé du côté bi mais beneen côté bi voilà alors et place boobu actuellement festival Djida foofu lay def 3e journée festival foofu la koy def te place boobu dañ ko woo léegi place Bokar Sissoko donc dañu bëggoon mu nekk une suite logique après le Tamarinier ñu wàcc ñëw fii fu ñu denkaane kii julli ñu gis ko. voyage la bu mu ñuy amal àjjuma bu jot donc ñu ngi woon Bakel. et c'est beau ñu ngi woon Bakel ca montagne boobu nag. loolu montagne sacrée waaw montagne sacrée foofu la xewee woon dafa amoon nag benn Dakar boo xam ne dafa nekkoon ca dëkk ba waaye dañu waxoon Dakar bi kenn du ko lekk ndaxte dafa am loo xam ne jinne moo fa nekkoon. mbaa bokk na Dakar ga te yoonu Mbadaan. non bi Dakaru Bakel la. Dakaru Bakel yow dem nga fa. waaw waaye ba te yoonu Mbadaan kenn mënu faa dem. ma dem fa ki cooy rek. ma dem fa. dem nga fa. ñu dem fa ba def fa horaire bi yow amul man fu ma demul Pape Cheikh. dëgg la de moo tax ma ragal la dem bay. ba jaa nekk fa après danañ ca ñëwaat loolu dinaa ko indiwaat ci plateau bi kon nag jeex na Pape Cheikh comme ni ma la ko waxee xam nga nag tere mu të bàyyi boo ko bàyyiwul rek di nga ko gis ndaxte dañ leen ne woon ne Dakar boobu kenn du ko lekk mais nag xam nga ay njulli ñu nekk ca àll ba te bu njëkk ba njulli daaw ñu ko woon indi ci biir kër gi dañ leen doon yóbbu ca àll ba biñ leen yóbboo nag ñu xiif ñuy wër gis nag Dakar bi am ay doom yu rëy
comme ñëpp xale ñu jël ko nag màcc ko ku ci màcc rek daal di génn àdduna mu des nag Dakar ga rey na leen des nag kenn parce que 100 la ñu woon 99 yi lekk ko daal di faatu kenn ki nag daw si dugg si ci biir dëkk bi ñëw seen kër di laqatu ci suuf lalu yaayam ne ko yow looy def fi ana njulli ci biir kër lan nga fi def mu ne ko yaay di su ma la nettalee lu ma dal di nga yéemu parce que ñi ma àndaloon ñëpp a génn àdduna yaay ji ne ko dawal gaaw nga def li nga xamante ne say morom loolu lañ def parce que bu ma teg gàcce bu ma teg tamit àdduna ñëpp xam loolu ba pare ñu koy waxtaane maanaam ànd ci ngor ngeen ànd groupe ñëpp faatu yow kese nga des yaayam ne ko dellul yow tamit bu doon man la damay daw de mbay bu ma sama yaay ne dellul ma ne ko xam nga non xam nga bu njëkk ba ma ci Dakar di dee waaw mais xam nga bu njëkk ba nag mag yi en fait xale yi dañu déggaloon seeni waajur lu ñu wax rek dañ koy def moom tamit nag mu daal di dellu màcc Dakar gi moom tamit faatu comme ay moromam histoire ba daal di fay yem mu nekk nag histoire boo xam ne bu doon mën bay gar mi nu muy doxale dee Baye Cheikh fu ñëpp dee rek barke Moustapha bi ci biti kon du ma ñibbi dee rek lay def bu doon oustaz nu muy doxale xam nga ki ndof bi yor jaasi ñëw ci jàkk ji ne ku siggi dee ku siggi da nga xaru ñëpp sëgg ku siggi da nga xaru waa léegi boo tollee ci rukkoo boo war a siggi nag foo jëm boo siggi da nga xaru julli laa wax de fital waaw mais ba biir jàkka ji ne ku siggi dee ku siggi da nga xaru kon loolu siggi am na autorisation bi nga julliwaat Baye Cheikh jarul siggi non oustaz supposons man may julli ma def allahu akbar ba toll fii oustaz dof bi ne la koy boo siggee ma rey la boo siggee da nga xaru bul siggi sëggal rek yow kon yàlla may na la nga sëgg rek kaay ma wax la dof bi dafay waaw boo sëggee ba dof bi asalaamaaleykum lay bañ benn waay romb ko ne ko salaamaaleykum gii ngay bañ boo ñëwee ci jàkka ji tey la jumaa dina fees dell ci sa nopp yi dof bi ñëw gàddu jaaseem ju ñëw taxaw ci wattu imam toll ci deuxième rakk taaya bi yàgg lool imam dof bi asalaamaaleykum lay bañ imam taaya bi yàgg ñëpp sëgg rek ñëpp taxaw di taaya rek imam jékki-jékki ni bonjour wa rahmatullah bonjour wa rahmatullah mais boo wax asalaamaaleykum dafa xaru léegi na wax loolu mucc su tere mu julluwaat jéggaluwaat borom bi subhanahu wa taala ndax yàlla nee na yàlla njéggalam dafa jéggi dayoo njéggalam dafa baax suñu borom bëri tolérance nag waaw sigi dee daal bul sigi waaw xam nga tamit yaayam da doon bañ nee na maanaam ci dëkk ba ñu teg leen dara maanaam am loo xam ne dañ koy teg seeni askan ñu ne leen peut-être que setuñu ñoom ñoo tax ba moom kese lan moo tax mu mucc ci te ñeneen ñi mu àndaloon voilà gaafal looloo taxoon nag yaayam ne ko delluwaatal foofu mu nekk nag bërëb boo xam ne bërëb bu kéem tànne la boo fa demee ci kaw montagne la nekk essayé woon naa yéeg waaye yegguma mais jotoo fa yegg jërëjëf Bessel mel na ne ba ñu demee Gabon rek montagne sainte mu ngoog 9h36 tey ñu ngi woon Bakel léegi El Hadj Mbaye Garmi ci fàttaliku ni ñu koy defee àjjuma bu jot tey daf ñuy indil ay ndaanaan yoo xamee ni ñoo daa bégal Afrique te ba ñu gëstoo xamal nañu ni kenn yàqu ci ngéwél Diabou Seck la Saint-Louisienne defe naa mag la ci Abdou Guité Seck ak ñeneen ñoo xamee ni ñoo ngi fi woon waaw mooy moom lañ naan góoru Diabou famille Seck boobule ñooñu ci seen askan la bokk ñooñu seen maam ñoo daan way taayaan damel yi waaye maa ngi lay wax de Pape Cheikh waaw Diabou mii di waaj a ñëw ku fi way rek moom nga doon su jàkkaarloo musaana am te moom mu koy way ak Fa Mbay ànd ak Xaar Mbay ma jaaga moo tax xam naa ne xaar xaw ma fekk na ko jógam déet waaye bu seetaanee lii dina yëg lu bëree bëri xaar kay xëy na ca fajar ndax moom day teel a yeewu ak bépp ndaanaan boo xam ne bii alaaji Baye Cheikh dëgg-dëgg am nga loo yëg ci ndaanaan Diabou kenn du moom ndeysaan déedéet bokku ci ndaanaan yi gën a mag waaye xool ko waaw bàyyi ko waaw na biral ko tey fii fi nga ko lijjantee amoo jëlee li mbay fi nga ko lijjantee lii Fa Mbaye sa Diop ngi noonu lay sax ñii de ca dee yu jàmm rek kii rek noonu kii Fatou du Diop ma ko moo ci des
te kat daaw ñu répété waaye dañ daan déggoo. kii rek moo ci dund mooy Fatou Samb Doudou ma ko am na nag buur bu nekk ci ginnaaw nee na ko buñ ko génne ñun ñëpp mën nañu tëj. maa la wax lii bu mu génn càgg. nga ne lan maa la wax lii. buur ma nga ca gannaaw taxaw. buur buur la actuellement. buur ba léegi mi ngi fi bu feeñee rek ñun ñëpp mën nañu dee. wax naa ko 1000 fois ne yow bu mu génn de. Madou Macky Sall. ndeysaan ñu koy dégluwaale ci suuf rek nag loolu la ñu bëgg. Baye Cheikh. ñii bu jàkkaarloo masaana am. ba ñu woy Abi Baba Tànjine boobu jeeg yi naw naa leen waaye ñi leen mag te jur leen. kenn du ñoom. seen ay caq da daan diis de. boobu seen caq day buubu. day wadd ci suuf. ba pare diis. caq yu diis lañ daan. bi mu ko woyee jàkkaarloo du ko wëndeel. caq bi la tekki wëndeel ko. jox ko. loolu kenn mësu ko gis. keroog Sorano xaw na toj. kooku nag xam naa Mamadou Mansour xam naa ne moom tamit xam naa yaramam dana daw ak ñu mel ni moom. waaye daal Pape maa ngi lay wax ne daal kuy géwël wala ngay doomi may ma war nga fonkaat sa bopp ndax dara jomb la te mbaax ci yow la war a jëkk tàmbalee wax ju bon warut a génn sa gémmiñ déedéet boo ko defee rek ku bokk ci askan wi xeeb na la. wallaahi defar rek la war. te da ngay doyee di sax am na yoo xam ak di rappelé loolu rek moo la war boo nekkul ci loolu ci loo tabbi génn nga ci askan wi. waaw dëgg la géwël day fekk mu ñaaw lool wala mu fekk ñu ñàkk ko mu dara jagu ca mu raayal ko ba mu baax. te bañ di nettali. bañ di nettali. waaw lu ne ci biiram da ko war a yóbbaale buy dem. am sutura. waaw loolu mooy askan loolu soo ko rombee rek bokkutoo ci askan wi da nga cee figuré rek mais dëgg-dëgg li askan wi wax doxaloo. bàyyi Cheikh na biir. waaw defe naa lii moom suñu papa El Hadj Mansour Mbaye bu ko déggee kontaan. non day bé. macha allah ajaratu xaar Mbaye ma jaaga bu déggee lii kontaan. ñu ngi ciy nuyu nag Nabou Gningue Nadoura moom léegi la wax ni kontaan na parce que da ko faat da ko yóbbu fu sori. Zeynab te dama laa bëgg a wax koo xam ni. ngawlo la waaye moom dama ko fekk muy way
bi ma ko déggee mu woy sama xel dem ci Diabou Seck la Saint-Louisienne. xam naa bu ma la ko waxee nag di nga xam ne woykat la sax waaye ñu bëri dina leen bett. muy Adja Ndeye Soxna Mbuub. oh mais yow tamit. waaw ñaari ndey yi ma am. yaa ngi dégg ñu naan ko Fatou Codé. Fatou Codé. Mansour Mbaye daan ko wax naan ko dëgg kii de moo doon Mari Sène Maaw. moo doon Fatou Codé. ñaari gawlo yooyu bu ñu masaane way. boo leen déggee. sa àddina day yëngu. lu nekk ci yow da nga yaakaar da nga leen ko war a jox. ndeysaan. moo tax moom bu nee yaramam daw. wallaay dëgg la de. wallaahi ndax kooku dëgg la dafa doon woy na. wallaahi Ndeye Soxna bu nu toogee ba def dëbbe. ngeen te am ñu def dëbbe. Baye Cheikh loolu dinaa la ko indil. dëbbe waaw. parce que dégg naa sax ngénte ñaari parti la woon bu xew amaan dañuy xëy. dëgg la pare dellu. loolu kenn gontuwaat. dëbbe Pape dinaa la ko indil. ñu woy ci ngawloo. am na moo tax léeg-léeg sax ñu ne daal ci aada. bu ñu waatee ba suñ ne la daal dëgg-dëgg sama goñ ak baay. xamal ne daal luñ la wax rek. du jàpp wérul moo tax buuba mii léeg-léeg wax loo xam ne dinaa ko wax sa goñ ak baay rek soo ko waxee rek ma d'accord. waa kay fàttaliku baa ngoogu ci mag ñooñu xel nag dem bu baax ci njabootu Alaaji Assane Moroxe historien bu mag bi ak ñu baax ñi ne woon ci réew mi ñëpp li nag nañ ko gën a yaatal ci rajo bi dimanche ci guddi 22h ci jotaay boobu la nga xamee ni mémoire du Sénégal la ak Diabou Seck la Saint-Louisienne di bàjjan itam ci Adja Sodo Bousso. Sodo Bousso waaw borom ñaari aanay di bàjjan ci moom itam wallaahi ndax bàyyam bañ Adja Sodo Bousso defe naa moom it fonk na lool askanam. yàqu ci dara de. déedéet ci ñi dundal askan wi. ci la bokk ba pare am valeur. ci amul day ki ñaan. voilà doomu Diabou Seck la Saint-Louisienne di Alioune Fall di dénk Nafi Samb. moom itam kontaan na yooyu yëpp nag dañu koy rafetlu li rek a tax sa taxawaay am solo ci yeewu leen bi. moo tax portable ma fay ko su ma ko faylu àddina tukki. wallaay je l'ai ignoré dama ko teg fële. te kat tey mooy journée mondiale itam sans portable sans téléphone portable. waaw ñu ciy nuyu itam Kadi Gueye Papa Gueye xaar fara mi ci ndeer sa xarit. waaw dëgg la sa jigéen. Papa xaar baayam jëwri dañ ko daan roy. waaw Mansour Mbaye mës na toog di waxtaan ak dëgg-dëgg sunu yaay Adja Dégène. mu xaw ko oyofal mu ne ko mais Mansour defoon naa daal dëgg-dëgg boo soo dundee da nga war a mel ni Papa Gueye xaar. wallaay Gueye xaar góor bu amul valeur. wallaahi tamit tubaab ñu ngi leen di nuyu de passage. wallaay kon farami ci ndeer ñu ngi lay ziar bu baax léegi nag ñu jàll ci El Hadj Oustaz Pape Hann laataa ñuy tabbi studio 14 pour fekk fa Mamadou Mouhamed Ndiaye ci revue de presse bi tey nag Ndiaye boo géddee moom dañ lay pini mbaa ñu caxat la xam nga àjjuma d'habitude ñun à l'école bu nu wàccaan midi dañ daan song kenn rek ndiiraan ko song ko xeex comme tey la àjjuma nag boo géddee tey rek ñu caxat la xeex ak yow xeex wu rëy boo xamee ni bu ñu ko bindee ci journal yi lundi doo ko revue de presse lu leer laa la wax taxawal ba oustaz Pape Hann fi ci tuuti ñu doog a ñëw ci yow oustaz tey nag nga jàkkaarloo ak ki nga xamee ni moo di Mame Rane Laye di ku Sénégal yëpp fonk mu jël dundam yëpp jox Seydina Mohamed waaye yàlla féetale ko mu bokk kër Seydina Limaamu nuyu xalifa bi Chérif Abdoulaye Thiaw Laye ak njabootu maam Limaamu Laye yëpp waaye ñaanal mboolem soppay Seydina Mohamed yi jàkkaarloog nun nga xam ne bis bu ne aljuma ji jot alxaj Pape ci yeewu leen ak bu siira jotee dootuñu am jàmm ndax seen cofeel ci Seydina Mohamed Mame Rane ma bàyyi la nag nga bégal suñuy téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi safoo télévision Futurs Médias nga bégal nu tuuti ñu jàkkaarloo ci incha allah bismillah سيد الأولين وسيد الآخرين ينجرنا وي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسدي في الأجساد وعلى قبري في القبور وعلى آله وصحبه باي لا يجراوي ويا ناس طلبوا في أمر المهدي الطهار محمد سخير جاينا وأن المهدي الذي تنتظرون في زور ما مشرق لاي تشو جرنا وي مامي باي وسين لايو جرنا وي لأنه إمام العارف الهادي ذوي الفجار تقول من ديف لا جلن خلال شوبرم لدفنين يهنن تلا
bur yàlla dogal jëf ci coobarem def na Seydi Baay Laay yonent la xayrul aalamiin naa nga jàmmalaay wuy si leen ko Baay Laay yonent la bur yàlla nu gën a xam kuloori coob loolu yéemewul sunu yonent la booye boo nga gëm booye boo nga bañ yàlla def na Baay Laay yonent la sowu bee ko fee sowu bee ko riir tànk baa ngi ni sunu yonent la kon silma xaay samaam doomi gër mi nga doomi soxna nga sëtu yonent la barakallah masha Allah aywa Seydina Limaamu Laay jar naa way lawul hamdu wal ijaad jalla jalaalu ku bëgg Seydina Muhammad def leen nii ñu màggal ko waa ana soppee rasulullah yi lawul hamdu wal ijaad jalla jalaalu dégg nga li mu wax lu mu wax kër Seydina Limaamu la bokk sama sëriñ Maodo daf ma waxoon ni ma Pape ma ni ko labbayka mu ne ma lu yaatu kenn du ko xatal déedéet waaye li mu wax léegi bàyyi sëriñ Mbay Mansour alxaaj Mouhamadul Mansour mu Seydi alxaaji Maalik ko wax bakk rek dara maan la mu wax mooy lëhu ñeel na ko moom yàlla alhamdu cant wal ijaadu ak amal jalla jalaalu walim daadu ak tëbb jalla jalaalu walim daadu mu ni jalla màgg na moom yàlla jalaaloo aku màggam waaye walim daadu ak tëbb mooy waaw tëbb mooy lu mu la sotti lu mu dugal ci yow ak tëbb lan min fadlil mudiri nawaaxiya ci ay min fadli ci ngëneel munir bi aji leer nawaaxiya wàll yi ki nga xam ni moo leeral wàll yëpp yàllaa ko tëbb dimbalee ko bindee fi te mooy Muhammadu Rasulullah borom ñaari kaala ya nee wa is kunta fil arxaami taabat walam tazal wa is kunta jamono ja nga nekkee yow rasulillahi fil arxaami ci ay ruxum nekk ci ay ndigg ndax alaaj Paap leeru rasulillahi musul jaar ci ndigg lu ma sama yàlla leer gi ndigg lu mu jaar yaa yilif jamono wa is kunta jamono ja nga nekkee yow Sidina Muhammad fil arxaami ci ay ruxum taabat walam tazal taabat la teeyee te walam tazal musul de tatuufi bikal amlaaki Sayyiduna Muhammad walam tazal musul de tatuufu di wër bi ka ci yow al amlaaku malaaka yi xoolal intal maama bu ñëw Ilias mooy fukkilu maamu Sayyidina Muhammad ak juróom-ñaar Abdoulaye ko jur Abdul Mutalib jur ko Hashim jur ko Abdul Manaf jur ko Qusay jur ko Kilab jur ko Murata jur ko Kaab jur ko Luway jur ko Ghalib jur ko Fihri jur ko Malik jur ko Nadar jur ko Kinaanata jur ko Qusay mata jur ko Mudrikata jur ko Ilias jur ko Mudar jur ko Nidar jur ko Maab jur ko Adnan jur ko Ilias moomu alaaj Paap daa wër Kaaba gi naan labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka ñu dégg leeru rasulillahi ci ndiggal maam ja moom it di labbaykaw alaaji Mansuur ne wa is kunta jamono ja nga nekk yow rasulillahi fil arhami ci ay ruxum taabat la teey walam tazal musul deñ lu teg ca tuufu di wër bi ka ci yow al amlaaku malaaka yi waaye tarxaa di yéeg al maraqiya yéegkaay yi borom daara yi nee na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabbat yadaakum ayyuhal usbatu billahi bi rasmil badri sirril bariyati wa shullat yadaakum maa ngi leen di ñaanal qad asartum doomam ji Seydi Mouhamadul Mansour borom daara ji nee na lu mu wax toskare ñeel na tabbat yadaakum ayyuhal usbatu lati yéen ñi nga xam ne yéenay caricature rasulullah ñoom la toskare ñeel nee na ñooñu toskare ñeel na leen bi rasmil badri sirril bariyati yéen de ki nga xam ne yéen mooy secret mbindeef yi ki nga xam ne bu nekkul nag moom doo am doon xew bay xew nga koy ñaawal tamay rasulullah yi ka ko ñaawal day toskare ñeel na ko wallaay sharri abdo fa shullat yadaakum nee na ki jël seen loxo bind wax lu ñaaw rasulullah yi fa shallat yadaakum fa shallat yàlla na sem paralysé loxo ba ko dessiné waaw fa shallat yàlla na sem yàlla na sem shallat mooy sem yàlla na sem paralysé waxul benn loxoom de yadaakum
seeni loxo yéen ñi ko mës a wax ak ña ko koy waxi yéen ñi mës a bind lu ñaaw ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam billahi min as-sabri adghanan ladaykum ka jamratin sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa amalakum wa habat juhudukum wa ishtum hayatal muhtadin billahi bi khasrati sayyiduna muhammad wa ana soppi rasulullah yi def leen ni fa hada rasulullah nee na benn bayit bi nee na kii mooy rasulullah gi wa sanadul ladhi kii mooy wéeruwaay ba nga xam ni ak ram moom rasulullah gi turja hadan yawma rahmati ëllëg bu nu nekkee laaj baab gisu tiitaange ba Serigne Mansour ne kenn la ñoo yaakaar billaahi yaakaar ka mu yaakaar kooka ka mu yaakaar kenn la yaakaar muy te mooy bàyyi Fatima waay jàpp na de bàyyi Abdoulaye Ibrahima Xaasim soppay Seydi Hadji Malick yaakaari borom Touba maa ngi Cheikh na sax saam Mouhamed fekkee lii ci sa turandoo. Bani Haasim yaay seen gee. koo koy kan koo koy kan. mu da Abdalaay l'islam bakku na maa ngi Serigne Mbacke soxna loo nee na. gàncal ma Xureja. Serigne Mouhamed Ndiaye. Serigne Saliou Mbacke nee na. waaw waaw. huwa nabi. Serigne Bamba ne koo koy ku nu solo. wa rasulu. maami Serigne Sidi Muxtaar nee na koo koy ndaw la. wal xaliil. waaw Serigne Bamba ne koo koy xaritu yàlla. Serigne Bamba nee na koo koy soppe yàlla. waaye Mouhamed Ndiaye kay fekkee lii yow it. déggal waliyal waliyaade. Cheikh Umar Fuutiyu Taal nee na. ko daar may Seydi Liman Siré. sallallahu alayhi wa sallam. fi daadam jawdam e gandalam ngay nat bi koy jaarle maami Cerno Basir Taal. wallahi yaa leen moom. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. ndeysaan. sallallahu alayhi wa sallam. alaaj Pape. jërëjëf. du jeex du xewi. wallaay sama papa ci ngéwelam léegi yónnee na bataaxal ne ma sa tur nañ ci yokk Mouhamed. nee nañ lay wooye Pape An Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam. message baa ngi jërëjëf Diallo ma téye wala ma faase ko. jërëjëf téye ko loolu moom bu ko effacé mukk. jërëjëf ca Diallo ngéwelam gu yàgg rek nee na oustaz Pape An ci sopp gi mu sopp yonent bi bëgg naa ngeen koy wooye Pape An Mouhamed. kon père léegi dañu koy wooye Pape An Mouhamed. di ci ndokkeel bu baax suñu jigéen suñu xarit kooku mooy Abi Ndour yaay binu moom itam sopp lool Sidna Limaamu yónnee na bataaxalam kontaan nañ ci moom di nuyu itam Adja Koura Sarr kooku mooy yaayu Limaamu ak Seydina Issa ma ngi déglu ca Cambérène di ci béggal itam bu baax njabootu sunu baay ba ne Marseille di Seydina Sow ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ndax moom itam fonk na lool Seydina Limaamu ak kull koo xamee ni rek boo xëyee da ngay wuyoo laay Mohamed gis naa ni nga dugg Seede Mbay yéen a ma yëngal ndax yéen a nekk sama turandoo. wagal sa ñetti xob wagal. noo koy defee. waaw noonu rek. man c'est que. Joséphine moo ma découragé loo. ah lu tax. damaa dugg si rek mu ne ma garmi nga may jox. découragé. loolu kat sax la. mais lan moo tax nga découragé. lu tax nga découragé yow de ni nga wax mbay. waaw léegi may tontu nag moo ko leeral ba mu leer. wax na lu ñaaw de. maanaam bëggul doon garmi. déedéet c'est le te ku sañoon doon garmi. déedéet man de bu ma sañoon doon garmi. amoo dégg-dégg de. ah yow yaa munul wax dégg-dégg de. yow yaa munul wax. garmi yow moom yaa munul wax mbay. garmi. kii la bëgg a boole ak moom amul dégg-dégg de. waxam ji ñaaw na de mbay. wax ji ñaaw na de mbay. sa wax bi daal mbay. ñaaw na lool tontu rek la ñuy déglu. tontu bi la ñuy déglu mbay. ñaaw yaa ko na mën a de rafetal wala yow daal la ñuy déglu mbay. bëggoo doon garmi. kay ku sañoon doon garmi. loolu am na. li nga wax ñaaw na de. lu leer nga wax. tontul. tontu ko noo jaratu ko Pape. bàyyi ko mu tontu rek. waxal Pape soo amee sa xaritu gunóor doo ko taj ci miir te kii ko taj rek. waaw kay loolu la du revue de presse. waaw kay. nanu ko bàyyi rek mu biir. ak mën a wax lu ñaaw nag. bal naa yow kii waaye da ku laa bëgg sañoon a doon garmi waaw. ñu ba max la. yaa ci des. tey de xanaa kontaan nga ci li ñuy wax ci sa turandoo.
waaw comme ba pare li ma neex ci vendredi yi. oustaz Pape Hann bu daanoo leer. danaan billaahi. foofu nag fu mu ko faral di waxee rek. loolu neex wallaay sama xel day dem ci jox ko seet. wallaay seet bu bees. dafa am maanaam. yéen a am di nga am sérieux problème. Mamadou bismillah. waaw Cheikh Pape. ani Pape. non dégg naa la sànq ngay wax Yoff ak sëy yañ fay takk ak anam yi ñu koy defee. waaw mais léeg-léeg dañuy dellooy dossier de. yow kay xam nga lu ma bëgg. yow sa bos tey bu demoon ñu delloo. comme yow célibataire ga. ku la ko wax. loolu nga ma wax barki démb de da ngaa takk démb xanaa. waaw Pape baax na boo ma ñu def. célibataire nga may célibataire. waaw bu yaboo ñu bindu ji. célibataire. célibataire pire laa nag. loolu kañ loolu lu bees la dañu dem ñun ñaar ñu bindu ji. waaw nañu bindu ji nag dugg ci laayeen yii. baax nañu sell nañu. tëgam nañu yàlla. nañu dem de. ay jakkoon yaa ci des. voilà donc dañu bindu ji. léegi dama lay bàyyi nga dem ci revue de presse bi. non bàyyi sama xarit mu ba wax ma garmi. ayca. ko sama idole ngoog garmi sama idole ngoog yaa ci des garmi. di nga mujjee. sama idole ngoog. jërë ngeen jëf rek laa soxla. Mbaye jërëjëf jëf. ay jakkoon ñu door ci yéenekaay bi nga xamante ne ji moo di populaire mi xëy dikk ak ñun ci lu aju ci Abdoulaye Wade ak wax joo xamante ne ji wax na ko ñi nga xamante ne ji ñoom la bokkal parti yéenekaay bi nañu moom président de la République ba woon di Abdoulaye Wade ma nga woon ca Mermoz pyrotechnique dafa demoon ndax ki nga xam ne moo di Babacar Gaye mi amee kaddu Parti démocratique Sénégal maga mu génn àdduna Abdoulaye Wade demoon doon jébbal am njaalam àndoon ak délégation soxna ma nga ca woon ak ñoom Omar Sarr ak ñoom Samuel Sarr ak yooyee populaire nañu waaye la mu wax moo di moom noppeegul ngir bàyyi politique Wade yamu ca ne lu aju ci biir wax ji dem na sax bay leeral lu aju ci li nga xamante ne noonu la ko gisee Abdoulaye Wade ne ñi naan dama màgget ñoo ngi nax seen bopp retraité gu ma damaa jege retraité rek ba tey yamu ca ndax it lu aju ci li nga xamante ne ji expliqué na ko moom góor gi nee na daal lu aju ci Parti démocratique Sénégal noppi woon na ngir bàyyi ko mais gars yi ñoo ko seet si convaincre ko ne ko jamono ji boo bàyyee du baax ci parti bi ndax li mu seetlu mooy dindu ba Afrique bi parti bu nekk ci nguur ba jógee fa njiital parti bi bu bàyyi rek parti ba day tas Abdoulaye Wade ne loolee lay bañal Parti démocratique Sénégal loolee ci populaire la ko wax dañuy dem ci laas moomee nga xamante ne ji fekk nañ fa kon kii di Abdoulaye Wade mu aju ci li nga xamante ne ji wax na ko mi ngi nii ci xët mu njëkku laas yéene kay ñu gisandoo ko Abdoulaye Wade nee na jamono ji li ko tax di xeex li ko tax di góorgóorlu moo di seet nu mu delloosee lii di Parti démocratique Sénégal ci bopp réewum Sénégal ci laas la wax loolee ba tey fa mu ko waxee moo di ci dëj ba nga xam ne demoon na ngir jébbal am njaalam njabootuk ndéem si yàlla El Hadji Babacar Gaye di mag ci Babacar Gaye mi amee kaddu Parti démocratique Sénégal Walfadjri xëy dikkal ñun ba léegi ci mbiri Abdoulaye Wade mais ci neneen la ci dellu si waate moom yéenekaay bi nga xamante ne ji moo di Walfadjri mi ngi nii la mu seen ba gis ko moo di lan moo tax kii di Abdoulaye Wade neexoowul ak ki nga xamante ne ji moo di Henri Grégoire Diop mi nga xam ne moom moo jiite cour tribunal cour répression enrichissement illicite Walfadjri la mu ca gis mooy mbañeel gi am ci diggante Abdoulaye Wade ak Henri Grégoire Diop mbañeel ga du léegi ndax bu ñu fàttalikoo ci jamono ji nga xamante ne ji ñoo ngi wax mbiri maître Babacar Seye boom gu ñu ko boom moom juge bi ci corniche Ndakaaru bi ñu ci doon tudd Abdoulaye Wade da cee bokkoon moom Henri Grégoire Diop moo yoroon dossier ba mooy ki nga xamante ne ji moo ko inculpé woon Le Quotidien moom it fi Walfadjri xëy foofee la xëy ci xët mu njëkk moom yéenekaay bii di Le Quotidien ñoo ko gisandoo kon ni nga xamante ne ji noonu la def ci xët mu njëkk mi nee na diggante Abdoulaye Wade ak Henri Grégoire Diop contentieux maanaam ñàkk a neexoo gu yàgg la juge bii di Henri Grégoire Diop ci jamono yéenekaay bi nañu mooy ki nga xamante ne ji moo amee woon dossier maître Babacar Seye mooy ki ci duggaloon Abdoulaye Wade mooy ki ko ci takkaloon ba mu takk ci ripp loolee moo nekk ci Le Quotidien moom Abdoulaye Wade nañ ko fekk ci Direct Info ndax yéenekaay bi xëy nañu xamal ne lu aju ci Abdoulaye Wade ak ni nga xamante ne ji mi ngi nii ci xët mu njëkk journal bi di Direct Info diggam ak Macky Sall yéenekaay bi nee nañu Abdoulaye Wade day soog a door rek defante bi mu nekk ak Macky Sall doon na loo xamante ne ji kon dafay soog a door te du ko bàyyi Grand Place moom it dellu si waat ci loolee mu di Abdoulaye Wade ak Macky Sall yéenekaay bi nañu li tax ñoom ñaar jamono ji mënuñoo juboo ci gis-gisu journal bi nga xamante ne ji moo nekk nii moo di Grand Place la mu gis mooy lu aju ci pomme de discorde bi mu di li xew diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall non seulement Karim Wade la waaye haute cour de justice la ndax ñi nga xamante ne noonu lañ ko waxee Wade bëggul créer yi àtte doom ji ba tax na daf bëgguñu taxawal haute cour de justice waaye ndax loolee mën na nekk nañ dem ci Le Soleil ndax benn professeur nga fa boo xamante ne ji Ndiak Fall la tudd moom Ndiak Fall di ko xam-xamam màcc jëm ci wàllu yoon moo amee xët mu njëkk journal bi di Soleil moo wax lii nee na di delluwaat gannaaw mënatut a nekk yëf yi mënuñu ko yóbbu haute cour de justice mënuñu ko yóbbu ci meneen réew naan ñoo ngi ko fay attee réew mi quotidien moom it dafa dikk ci mbiri Abdoulaye Wade ak Macky Sall waaye leneen la ca gis nañu xooli xët mu njëkk journal bi nga xamante ne ji moo di réew mi quotidien moom lii la gis ci lu aju ci diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall nee na duel la waaye lañ ciy séntu mooy kilifa
këri diine yi ci réew mi dugal ci seen loxo ba li nga xamante ne ji moo di jàmm mën a am kon ci réewum Sénégal. OFNAC ci Sénégal la nekk Grand Place dafa xëy ci loolee mu di mbiru OFNAC ak ki nga xamante ne ji moo ko jiite mu di Nafi Ngom Keïta ñu bëri nee nañ daa war a noppi bàyyi wax ji Nafi Ngom nag nee na du noppi du bàyyi wax ji la tax mooy dafay toog di leeral lu aju ci wàllu déclaration patrimoine am yéen a kaay bi nañu def na ko en public mbiru OFNAC do it moo nekk ci Sud Quotidien moom it ci xëtam mu njëkk tey Sud Quotidien ci mbiru OFNAC la dellu si ak lu aju ci 130 plaintes yoo xamante ne ji mi ngi ci taabalu Nafi Ngom Keïta njiital OFNAC nañu wuti observateur ñun teg ko ci suñu table xooli li nga xamante ne ji moom moo fa nekk mu di observateur ñu aju ci mbirum ay defanteek yëf yu ni mel ak jëfi saay-saay yooyee en tout cas daal benn waay boo xamante ne ji newoon na fii jamono njiital société bii di Petrosen turam mi ngi commencé dee santam commencé K 62 ans la am yéen a kaay bi dañu dafa séq ak ay xale yu jigéen yoo xam ne benn étudiante bu 25 ans mi ngi ci cosaanoo njaareem ak yeneen i étudiante ñu koy nax di ko def naka sudul noonu daal ba mujj gi ñu ne ko ñoo ngi photo yoo xamante ne ji da nga ciy def yaramu neen ba noppi yore bitéelu sàngara loole nag boo ñu joxul juróom-benn million danañ ko siiwal bu ko defee sa carrière yàqu xale bu jigéen bi kenn ci bi ma janoo enquête kat yi jamono ji sax yéen a kaay bi nañu ma nga ca kaso ba tey ji tribunalum Dakar war na koo àtte mais ba mu janoo enquête kat ya Pape la mu leen wax moo doy waar ndax nee na leen lu aju ci li nga xamante ne ji mooy photo yi ma ak ni ma def ba am ko mooy daal dama koo séq ak moom defal ko lu neex jotu sax yegg sama kaw mais lu neex laa ko defal mu nelaw ci laa ko photo Pape loolu la xale bu jigéen wax enquête kat yi. jërëjëf Mbaye doo àggali de Ndiaye dañ lay bàyyi rek nga dem ak sa yére bu rëy ñu ngi lay gërëm bu baax 10 heures jot na mbokk yi fii la ñuy jaaree jeexal gërëm ñëpp sant ñëpp di nuyu Mounas Tour du monde mu ngi ñuy seetaan depuis Paris ñu ngi koy nuyu di souhaiter itam un bon anniversaire à Petit Papa nekk fële ca Rouen ki fa jaar nag di Kani Gueye Papa Gueye xaar fara donc ñu ngi nuyu Petit Papa parce que ku baax la nekk foofu ca Rouen ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire nuyu itam suñu xarit ci nekk Paris yëpp du ñu seetaan waa kër Adja Koumba Diop yaayu Maam Sala Nabou ak Babacar Ñang ñu ngi koy nuyu di gërëm ñëpp El Hadj man Mbaye Garmi ñu ngi lay gërëm di la jox rendez-vous rek dimanche ci guddi wala tey ci guddi itam parce que dañuy dem Sorano ci événement bi nga xamee ni Ndiogu Afia moo ko fay amal bu 20h jotee xam naa ni yaa nga fa. waaw incha allah parce que maa ne war a nekk modérateur bi. incha allahu taala danañ fa teel a teew di wax nag na Sénégalais yëpp ñëw. ndax Ndiogu Afia li mu leen beral. lu fort la. waaye Pape maa ngi ndokkeel bu baax Pape Petit Papa moomu nga wax. ndax fekk naa ko Rouen. ak mën lu baax. moom la ñu dénk Abata. wallaay Abata mu baax mu nekk nit ku yàlla baaxal. kooku anniversaire am daal dëgg-dëgg ñu ngi ñaan mu feete ko at yu bëree bëri. amiin am na nag sunu benn sot bu tudd Mamadou Lamine Sarr. ma nga Espagne. ak dëgg-dëgg koo xam ne kii kenn la ci nun ci RFM. ndax bari na loo xam ne lii ci dañ koy soxla daf nu koy jox gratuite. mu nekk ci ruqu montre. moom tam maa ngi ko ndokkeel di ko ziar lu bëree bëri. mu ngi mais daal xam naa daal. waa Dieng. Mansour Lo. waaw kay Mansour Lo moom daal dëgg-dëgg daal. lu mu am. sédd na ci daal waa TFM. wallaay groupe bi daal la bëgg. waaw dëgg la loolu kon nag Mbaye wax day am seede. waa kay waa kay Mansour Lo kontaan nañ ci yow oustaz Pape Hann ñu ngi lay gërëm bu baax xam naa ni maam Ran jàkkaarloog moom du mës a doyee ndax soppe yaa ngi réagir ci suba ba tey ñoom Caba Diagne ak ñi nga xam ne fu ñu xëyee laay la nuyu yoo ñun daal kontaan nañ ci yow lii nag génnee goo ko waaye mën nañu ko am dama bëggoon nga joxe numéro boo xamee ni pour ku bëgg a wéttalikoo Mame Rane di déglu say woy di déglu sa baat am na numéro téléphone boo xamee ni boo ko joxee ku ci bëgg barkeelu rek mën na laa woo directement nga jox ko ndax say woyee ci ne waaw album bi macha allah def naa ci woy naa ci Tidiane Murid Xaadir Laay macha allah def naa ci lépp xam nga Laay ku leen xam rek xam leen ci polyvalent wallaahi kaset bi ku ko bëgg am 77 ngay def 449 70 61 449 70 61 di ziar di kontaan bu baax di ziar sëñ Pape Hann nga xam ne moom mooy sabab bi macha allah di ko ñaanal yàlla yokk xéewal ak plateau bi yëpp macha allah laay maxtaar di ziar ñëpp di ziar waa Malika sama waajur sunu Pape Mouhamadou Laye Ndir di leen ziar bu baax jërëjëf Laye Oustaz dégg loolu ci Mame Rane di kontaan bu baax a baax mbaa di nga ñëw le 28 mars ci suñu daje ba bu soobee yàlla incha allah tërënkum ja jeex na sama kii yaa nag moom xam nga Seydina Mouhamed tey maam jox na baat bi macha allah wala tey bis bi dafa daw yaram autorisation lay laaj sànq la ma bindal ne ma ndax ma may ko siira ma ne ko jox ma ko incha allahu taala ñu waxtaane Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kenn manqué 16h télévision Futurs Médias waaye gërëm la bu baax le 28 mars macha allah
jërëjëf Oustaz Pape Hann. le 28 mars le 28 mars nag mooy suñu guddi ñun nag dañuy màggal. borom barrière or ba ca Médine na ko Sénégal yëpp pare. le 28 mars di guddi Oustaz Pape Hann di guddi El Hadj Mbaye Garmi di suñu guddi ñun ñii nga xam ne ñoo nekk ci groupe Futur Média xam naa ñu Nabiyen yëpp ñu ngi wàcc lañ cay def nag dinañ ci ñëw bu bis bi jegesee comme ça invitation yeeg ñoom seen ñu mën leen ko yónnee ku ci bëgg a jàppit xam naa ni boo jokkee ak ñun directement rek tubaarkàlla dinañ ci jot. Bessel yow tam ñu ngi lay gërëm bu baax ba vendredi prochain. waaw Pape Cheikh liñ fi sikkar yëpp ci laayeen maa ngi koy may sama tante Anta Ndoye depuis xaar yàlla vraiment parce que kooku laayeen boo xam ne la da cee jeex. di la jox rek rendez-vous demain si Dakar ne dort pas. incha allah. Nday Roxee yow ba altine bu soobee yàlla ay dara waaw kay jërëjëf ak muuraay bi tey njuuma Alfie sunu yëf pare na dessert la mousse bu am chocolat blanc. tout à fait Pape Cheikh. bonne dégustation et à lundi incha allah. voilà kon mbokk yi mu ngoog dig leen daje tey ci guddi bu jàkkaarloo jeexee jàkkaarloo nag tey dina tàng dina metti est-ce que jàkkaarloo dina am ci diggante Bouba Ndour ak maître Augustin Senghor on ne sait pas encore. yi ñuy développé ci actualité mooy yi lëmbe réew mi fi ñu tollu tembe marche président Abdoulaye Wade ca place de l'Obélisque taxawaayam ak président Macky Sall ak yeneen i mbir yoo xam ne soxal na sénégalais yi bu ci nekk dinañu ko faram fàcce débat bi dina tàng ndax noonee la ko Khalifa Diakhaté & di defee àjjuma bu jot ci télévision Futur Média man nag bu jàkkaarloo jeexee ma àndaat ak yéen ci guddi gi ci seen émission Night Show sinon ñu bàyyi leen léegi ak ki nga xamee ni moo di Fatima Ba Diakhaté journalu 10h bi ngërëm ñeel maa aussi seeg équipe bi nga xamee ni ñoom la ñu àndaloon ca fajar ba tey ci yeewu leen la seule matinale qui vous réveille et qui vous éveille ba lundi 6h45. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Procès des 8 jeunes libéraux ce vendredi. Toussaint Manga et compagnie seront édifiés sur leur sort après les manifestations du samedi dernier. Autre procès, celui des jeunes de Colobane accusés du meurtre du policier Fodé Ndiaye, également jugé aujourd'hui après 3 ans de détention par la cour d'assises. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On ne peut pas délocaliser le procès de Karim Wade car les délits qui lui sont reprochés ont été commis au Sénégal, donc il sera jugé ici. C'est la réponse de maître Yérim Thiam à Abdoulaye Wade sur la récusation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. L'avocat à la Cour estime que l'ancien chef de l'État avait la possibilité de la supprimer. Suivant ce reportage. La question de la légitimité de la CREI est remise sur la table par maître Abdoulaye Wade. Le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais refuse que cette cour juge son fils Karim Wade. Maître Yérim Thiam rafraîchit la mémoire au pape du Sopi. Je le laisse face à la République qu'il a dirigée pendant plus d'une décennie et face au peuple sénégalais qu'il a dirigé. Et je lui pose une seule question. Est-ce que pendant 12 ans où il a été au pouvoir, il a eu une seule fois accepté qu'un prévenu choisisse son juge? Le Conseil constitutionnel a été saisi, a dit que la juridiction était légale. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Lors du sitting de ce mercredi, l'ancien chef de l'État a souhaité la délocalisation du procès de l'ancien ministre, ce qui n'est pas possible, estime l'avocat. Ce sont des délits qui ont été commis au Sénégal. Mais ils doivent être jugés au Sénégal par les juridictions compétentes. Je crois que je n'ai jamais vu, nulle part, aucun prévenu, fût-il le fils d'un ancien président de la République, dire « mais moi je ne veux pas être jugé par un tel, je vais être jugé par un tel autre ». S'il ne lui appartient pas de choisir son juge, ça serait trop facile. Malgré l'absence des avocats de la défense, le procès du fils de l'ancien chef de l'État se poursuit et les choses sérieuses commencent à se dessiner. Les experts sont en train de défiler à la barre. Eh bien, tous constatent des situations qui ont été qui étaient particulièrement anormales et qui justifiaient un enrichissement, qui ont permis un enrichissement illicite. La suppression de la CREI, la délocalisation du procès de Karim Wade, 2 points qui tiennent à cœur l'ancien chef de l'État qui se dit déterminé à aller jusqu'au bout.
La sortie de Maître Abdoulaye Wade continue de susciter des débats. Selon la coalition pour l'émergence et les contextuels et de bonne guerre, l'un des acteurs de l'organisation déplore en outre l'attitude de certains qui ne souhaitent pas les retrouvailles Maître Abdoulaye Wade et son successeur, le président Macky Sall. C'est un reportage signé Adiatala Thierno Laurent Mendy. L'appel de l'ancien président qui demande à l'armée d'arbitrer entre lui et son successeur a surpris ou outré certains. La coalition de l'émergence, elle, minimise la sortie et place cette déclaration dans son contexte. Ce n'est pas parce que quelqu'un appelle à l'insurrection, appelle l'armée à une manifestation que cette armée bouge. Non, je ne crois pas. L'ancien collaborateur invite en outre les acteurs politiques à plus de retenue. Son organisation se dit prête à jouer les bons offices même s'il y a des obstacles. Ça fait plus de 10 mois que je cherche à rencontrer le président Wade. Je trouve toujours un blocage de par son entourage. Et quand on s'est retrouvé pendant la Tabaski, quand il m'a vu, il m'a invité. Il m'a dit dès mon retour à Paris, vous venez, on va discuter. Mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à trouver quand même cette audience à son niveau. Le colonel en retraite n'a pas raté certains regroupements qui ont failli à leur mission et n'œuvrant pas au rapprochement de Maître Abdoulaye Wade et de Macky Sall, encore moins à l'émergence. Je ne crois pas à Benno Bokk Yakaar. Je l'ai toujours considéré comme une coalition Soupou-Kandji. Je n'y crois pas. Et les faits me donnent raison au fur et à mesure. Et je sais que bientôt, on va aller à des élections, mais des élections de coalition. Ce Benno Bokk Yakaar là, ils vont former des petits groupes de coalition pour venir quand même discuter les élections avec le président Macky Sall. Nous avons décidé de créer une coalition parallèle, plus active, plus dynamique, en vue de porter quand même le discours, le bon discours pour le président Macky Sall. Parce qu'on a vu en lui un homme qui porte l'émergence de notre pays, la République. C'est ça la République qui nous intéresse. L'ébullition de la situation politique actuelle de l'avis du colonel Malick Cissé relève de la maturité de la démocratie et des débats fructueux. 31 députés à l'origine d'une pétition. Ils fustigent l'arrestation musclée du député Mamadou Diop Decroix au cours de la manifestation du Front patriotique pour la défense de la République le samedi passé. Mamadou Lamine Diallo et d'autres députés trouvent inconcevable qu'on malmène des représentants du peuple. Ils appellent le chef de l'État à se prononcer sur la question. Reportage Aminata Mbarissow, Matardia. Ces images de l'arrestation du député Mamadou Diop Decroix, un fait qui fâche. Certains de ses collaborateurs parlementaires ont même rédigé une pétition pour montrer leur désaccord. Nous sommes 31 députés à avoir signé une déclaration pour le respect de nos institutions et ont constaté que Mamadou Diop Decroix, notre collègue député, avait été arrêté le 30 janvier, puis traîné, humilié au commissariat du Plateau. Finalement, elle a été transférée à l'hôpital principal le dimanche, à la suite de plusieurs actes de cette nature. Cheikh Tidiane Ndiaye, le député de Mboro, a été agressé physiquement par un serviteur de l'État. Madame Awa Mbodj, également, a été agressée verbalement à l'Assemblée nationale. Il y a également d'autres députés. Omar Sarr avait été une fois également agressé par un serviteur de l'État. Nous-mêmes, nous avons été humiliés, insultés par le directeur général du port, injuriés. Et donc tout cela montre qu'il est temps d'arrêter cette dérive. Mamadou Lamine Diallo, un des signataires de la pétition. Ce député du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar rappelle le traitement qui doit être réservé à un élu du peuple. Nous estimons qu'il faut y mettre un frein. C'est le sens de cette déclaration. Elle se veut solennelle. Elle a été signée par 31 députés qui, toutes tendances confondues, aussi bien de la majorité que des non-inscrits que de l'opposition. Pour dire que halte, il faut respecter les députés du Sénégal. L'immunité parlementaire doit-elle être un prétexte pour braver l'interdit? Jusqu'où s'arrête cette immunité? Autant de questions qui nécessitent réponse. 3 milliards de francs CFA, c'est la somme que les ex-travailleurs de Ama Sénégal réclament suite à la rupture de contrat entre Ama et l'État du Sénégal en 2006. Ces ex-travailleurs, à travers leur porte-parole, exigent l'application de la loi de finances rectificative qui autorise le paiement de cette somme. Ils interpellent ainsi le chef de l'État, Codé Ndiaye, Adama Gueye. Un seul mot d'ordre pour ces ex-travailleurs de Ama Sénégal,
percevoir leur dû. Ces travailleurs réclament la somme de 3 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal en guise d'indemnité après une rupture de contrat en 2006. L'État du Sénégal avait rompu unilatéralement son contrat avec Ama du Sénégal. Depuis 2006, ce dossier traîne. Ce que nous demandons, c'est de rentrer dans les plus brefs délais dans nos sous. Ça tourne autour de 3 milliards, qui ne représentent pas grand-chose par rapport au budget du Sénégal. Ces ex-travailleurs sollicitent l'intervention du chef de l'État, Macky Sall, pour entrer dans leurs fonds. La loi rectificative des finances a été votée récemment à l'Assemblée nationale. Et ce dossier du nettoiement est pris en compte sur instruction de M. le Président de la République. Mais des personnes tapées dans l'ombre veulent opérer un détournement d'objectifs contrairement à la vision de M. le Président de la République. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de sortir dans la rue pour alerter M. le Président. Ce que nous savons, nous, c'est que dès que le Président sera informé de cette situation sera réglée au plus vite. Le secrétaire général de la CNTS-FC, à son tour, interpelle le Président de la République à satisfaire cette demande conformément à sa politique sociale. Le Président a débloqué pas mal de dossiers sociaux. Aujourd'hui, le dossier du nettoiement, en général, ceux de Ama Sénégal et des ex-travailleurs de la SIAS constituent des dossiers socialement lourds. Donc, ce genre de dossiers, je pense que l'État gagnerait à les solder. Le porte-parole accuse des personnes tapées dans l'ombre de retarder leur paiement. Toutefois, il n'a pas voulu révéler l'identité de ces dernières. Kodendia et la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement, a fait face à la presse ce jeudi pour tirer la sonnette d'alarme sur les entreprises en difficulté au Sénégal, mais aussi passer au peigne fin. La situation du secteur touristique, Cheikh Diop et ses camarades n'excluent pas de battre le macadam pour relancer ce secteur. Fatou Bintou Conté, Modou Diop. Plusieurs entreprises en difficulté, d'autres devant être relancées, des centaines d'emplois perdus. La CNTS-FC, Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement, a fait un diagnostic sans complaisance de la situation des entreprises et des travailleurs au Sénégal. Nous pensons qu'au niveau du secteur énergétique, il y a bien des choses à faire. La relance de la SAR, avec un repreneur porteur de projets industriels et commercial viable, nous pensons que la SUNEOR doit être très rapidement relancée. Toutes les entreprises en difficulté doivent être relancées. Nous pensons que dans ces relances, les préoccupations des travailleurs, le passif social des entreprises en difficulté doivent être prises en compte. Nous pensons que le secteur de l'éducation, de la santé, des collectivités locales doivent être apaisés pour que dans ces secteurs-là, que l'on soit en phase avec ce nouvel état d'esprit de dialogue social et du pacte qui est mis en place. Toujours dans cette lancée et face à la presse ce jeudi, le secteur touristique est passé au peigne fin. Un secteur emploi à d'énormes difficultés. D'ailleurs, une marche nationale est prévue dans les prochains jours pour sa relance. Nous pensons que dans le secteur du tourisme, tout doit être mis en œuvre pour la relance de ce secteur. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser une marche à Dakar, une grande marche de mobilisation sous le thème « Tous pour la relance du secteur ». Des situations délétères qui amènent Cheikh Diop, secrétaire général du syndicat, à rappeler à l'État sa décision de mettre sur pied le Haut Conseil du dialogue social. Les travailleurs, leurs préoccupations doivent être prises en compte, le dialogue social doit être apaisé. Pour autant, l'espoir n'est pas perdu. Le Haut Conseil du dialogue social est en train d'être mis en place. La CNTS-FC lance aussi un appel à l'ensemble des travailleurs à être vigilants sur la généralisation de la retraite à 60 ans. Fatou Bintou Conté, merci. Et puis en sport, Cannes 2015, les finalistes connus, il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Ghana. La finale est prévue le 8 février prochain en Guinée équatoriale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la TFM. Well,